waaw Bara Sall nit la koo xam ni kii nag mi ngi ci Ndakaaru nekk père de famille nekk liggéeykat di yëngu ci yu bari nag comme ni ko waxee may ñun ñuy liggéey ci lu jëm ci mbalit ak environnement man nag bi ma liggéey dama ci dalee liggéey 1983 ba léegi maa ngi ci depuis les temps de SOADIP en passant par la SIAS ba la dissolution de la SIAS en 1995 ma créé benn société de nettoiement et de l'environnement ñu wax ci Trams depuis lors ñu ngi liggéey ci mbalit mi ak ci nettoiement 95 ak ñeneen ak sama yeneen i entrepreneurs yi comme man boo calculé ñun ñëpp 20 concessionnaires la ñu sommes des chefs d'entreprise mais nag en tant que concessionnaire du nettoiement tax ñu tuddee suñu bopp ñu tuddee nu des concessionnaires jaanan fu bari nag parce que bi SIAS tasee en 1995 bi mbalit mi bi nga xam ne privé ñoo ci engagé état du Sénégal lim njëkk a def AGETIP géré na fi mbalit mi ci jamono boobu bi mu géré mbalit moo am ay quelques Sénégalais yu recensé des hommes d'affaires comme nous ñu toll woon ci juróom ba juróom-benn ñuy intervenir ci mbalitu Ndakaaru biñ dem ba mu xaw a yàgg ñu changé waat mbir yi ñëwaat ci la ville de Dakar bu ñëwee ci ville de Dakar après la première alternance en 2002 en 2001 état jël mbalit mi bi mu ko jëlee ginnaaw bi ñu delloowaat ko ville de Dakar temps yëpp toujours ñoo ngi ci bi mu ko jëlewaatee encore en 2005 2006 maanaam jox ko mu dépendre ci ministre de l'environnement bi mu ci dépendre ñu créé nag benn structure bu ñuy wax Prodac ci jamono le président Abdoulaye Wade moo ko créé jox ko mu am benn président conseil d'administration ñu koy wax madame Ngom jamono boobu tamit madame Ngom daa def boobu dëkk bi salté daa def benn set setal man en tant que propriétaire de véhicule de nettoiement ñu invité mi daanaka liggéey yi ci ëpp maa fournir matériel bi ban pare ci la président bi nag ni moom day créer benn structure bu ñuy wax Prodac c'est-à-dire pour la propreté de Dakar tout court la woon pour la propreté de Dakar muy Prodac mu dem 1 an après ñu soppi ko agence tudde ko APRODAC agence pour la propreté de Dakar ñuy dem ba yàgg ñu changé waat ko tudde ko APROSEN agence pour la propreté du Sénégal et cetera yooyu yëpp ginnaaw bi nag ñu ëlbatiku dénkaat mbalit mi une société étrangère ku ñuy wax Ama Sénégal Alchio Ama Sénégal loolu ñaari société yu ànd muy Alchio ak Ama yëpp c'est des Français ñu ko créé tamit ñoom bi mu ñëwee ñooñu tubaab yi bu ñëwee indiwul fi dara loolu ñaari tubaab ñetti tubaab bi ñu ñëwee locaux yi muy les techniciens ak les transporteurs le personnel tout ça c'est des Sénégalais ñu leen doon fay ay milliards yi dul jeex nag mais teewul ñun leen sous-traité waat te ñoom amuñu benn camion ci biir it ginnaaw bi ñu amee ay difficultés ñu ñëwaat une partie de Dakar maanaam 12% du nettoiement de Dakar ñu dox ko benn société étrangère encore français bu ñuy wax Veolia ñu bari Sénégalais xam nañ ko le reste du territoire de Dakar c'est-à-dire les 88% ñu dox ñun locaux yi mais foofu amoon na lu metti mais boo xoolee les 12% yi nga xam ne moom la société étrangère boobu am muy Veolia ñu ngi koy fay lu triplé ñun ñuy nettoyer les 88% ba amoon na ci jamono ay xuloo ak ay grève en gros daal loolu laa na ma boo laajee Bara Sall ci wàllu nettoiement ci la jege Bara Sall ca bu njëkk nag je suis ancien agent de l'ONCAD j'étais gérant de l'ONCAD en 1975 jusqu'à 81 pendant la dissolution de l'ONCAD voilà c'est ça c'est la personnalité Bara Sall voilà c'est Bara Sall. donc tey yaa ngi ci mbalit bi en tant que concessionnaire donc tey ban difficulté concessionnaire bi jànkuwante. difficulté yi vraiment je peux dire que bari na mais li ci ëppan suñu difficulté mooy li ñu gën a metti mooy di liggéey te de su la fay
te suñu difficulté mooy premièrement dañuy liggéey ak état depuis nag lii ma la wax ba mu dañee ba ñooñu demee ba léegi ñun ñooy gérer mbalit mi di ko liggéey ak état mais liggéey bi ni liggéey état daanaka mën na ni ñu rek def mais amul assurance parce que li assurance mbalit mi li ci war dëgg defuñu ko parce que li ci war am na yeneen jéego yu war a siqi yurul rek tonni mbalit dem tuuri parce que boo seetlee ça fait 2 ans am na ay propositions yoo xam ñun defar nañ ko def ko jox ko état benn téere bu mag buñ bindan defar ko def ci détail yëpp commencé ko ci booy bale rue yi ni nga koy tonnee na nga koy tuuree na nga koy exploité ak loo ca mën di gëre ak intérêt bi nga xam ne la mbali war a jëriñ waa dëkk bi loolu lépp génne na ko ça fait defar na plus de 300 pages téere yu jébbaleen ko ba vraiment ñu noon den ko gëstu bu soobee yàlla ba sax ñoom bi ñu ko leen ñu kontaan ci trop parce que c'est le premier ci Sénégal lu mel noonu ñu génne ko fa mais nag mën naa ni daal ñun concessionnaires yi manque de considération am na ci parce que premièrement ñun sunu alal ñoo ko moomal suñu bopp état lebaluñu dara état joxuñu dara lebaluñu amuñu sax ay contrat fiable yoo xam ne dina mën a tax sa banque yi ñu am ci xaalis mais nag heureusement ñun danoo nekk ñoo xam ni danoo am ay fonds di ko liggéey feneen di ko indiwaat ci biir bu doon loolu sax kon nettoiement bi dina gën a garaaw mais rek yàlla dogal ñu kenn ku ci nekk am nga leneen loo yëngu loo xam ni peut-être di nga fa jëlee yeneen xaalis pour di ko dugalaat ci mbari loolu sax moo nu may chance xam nga kuy liggéey ci ab secteur bu mel ni nettoiement di jënd ay camion di defal carburant ñi ci gën a tuut ñi ñuy dépenser par jour ci carburant mën naa ni ëpp na 300 000 par jour pendant 7 mois février xam nga loolu metti woon na loolu moo tax mu indi woon sax suñu difficulté yi nga wax léegi mais heureusement tamit waxtaanoon ak premier ministre moom premier ministre nekkan ko ubbeeku ak ministre du budget ak le ministre de nos retraites c'est-à-dire le ministre chargé des collectivités locales yooyu yëpp waxtaanoon ba affaire décanté woon na ba noonu doon fay par 3 tranches benn tranche bi nag deman na mais beneen bi c'était le 10 bi passe la ñu joxoon radio mais ba léegi daal waxaataguñu dara déggaatu ñu ngi leen di déglu nag ba xam d'ici quelque temps bu wax ñu den réunion waat nag seet ba xam nan leen di mën a interpréter ci nii wala ca naaw non garantie bi li tax ñu continuer mooy ñun dañ di ay sénégalais di ay patriotes tooñ nañu mais quand même dañ ci xoole la population sénégalaise parce que tamit ku ne xam ne wér-gu-yaram mënee su koo am ci biir mbalit ak difficulté yi am parce que boo gisee la santé fi ñu toll ci ay yeneen rek yeneen te lu santé góorgóorlu te dëkk bi salte wér mun la am te aussi 3 jours yooyu nga xam ni maanaam moins de 3 jours yi nga xam ni toog nañ ko yéen a ngi ci dëkk bi kenn ku ne gis na dëkk di mel nit ñi commencé wax mbali mi commencé jaxasu partout kooku nag kon bu ñu toogoon une semaine nu muy mel kon catastrophe lay doon loolu moo tax bi nga xamee ni autorité wax na noonu ñun tamit xaw noo wax parce que danoo bañ a wax bi nu waxee ak ñun nag ban xam ne xel ñoom tiit nañu wax na noonu ñun tamit nag proposé bi ñu wax ñu fekk leen ci en attendant te nag xamal leen nag lii nag taxul nag ñu bàyyi la nekkan nan daal di fay nag bu ñu ko deful den waxtaanaat xoolaat leen def parce que nag ñun tam ay patriote mais nag li ñuy liggéey dañ ciy fay sunu njaboot dañ ciy yor sunu njaboot ba pare dañoo am ay employés parce que ñun les 20 concessionnaires kenn ku ne boo dajalee leen am ci employé ça fait plus de 2000 employés yoo xam ne leen fay chaque fin du mois kooku nag boo toogee 7 mois fii te ñun ñooñu faaw ñu fay leen parce que c'est des pères de famille loolu moo tax te aussi waxuma parce que Sénégal ku ne xam ne famille sénégalais kenn kuy liggéey ci kër parce que yaa yor ñëpp kon nag maanaam 2000 personnes kenn ku ne plus de 30 personnes ñu ngi sa ginnaaw yoo xam ni daanaka ci yow la ñu yaakaar boo ko calculer xam nga ni ça fait presque lu jege 1 million de personnes yoo xam ni ci suñ ginnaaw la nekkaat loolu moo tax ñun tam ñu xool te ñu daal di comme que waxtaan ak autorité ñun tam nan def nii dégluwaat la nag ba xam ne def mais rek premier bi génn na mais deuxième bi génn gu waxatuma troisième. solution gi nguur gi war a indi day man xawma ko mais solution bi nga xam ñun moom la ñu xalaat ni moo war a am en tant que professionnel en tant que acteur ñun xam nañ ko mooy d'abord considérer mbalit parce que je te rappelle. dama daan def conférence ci mbalit daan dem ci koñ yi ay année di commencé presque ay 99 ba ay 2006 dama daan dem ci quartier yi am na benn conférence moo doon def di waxtaan parce que waxtaanu sensibilisation la daan doon loolu laa daan def en tant que doyen di waxtaan sensibilisation demal naa ni leen sénégalais li ma jaaxal ci moom seen mbalit dañ koy def ci mbalit
baat boobu mu ko waxee moo am jum jaaxal jigéen ñi di ma poser question lan mooy mbalit mu nekk ci mbalit man leen voilà Sénégal day am paanam bu bees taq wala soom bu bees taq ñëw di ko jëfandikoo def ndox leneen ba màgget nga ëlbëg ba nga xam baax nga ëlbëg taaj ko nag di ca def mbalit te kooku dafa war a dem ca mbalit ma loolu mooy mbalit muy def mbalit mën leen mbalit ni nga fonke li ngay lekk sa biir noonu nga war a fonke fa nga ko def parce que dafa am danger mbalit day loo xam day jàngoro joo xam ne faaw nga dëkk ak moom comme que day jàngoro joo xam ne faaw nga dëkk ak moom nag faaw nga xool na ngay dëkkee ak moom teg ko foo xam ne fii du la mën a wàll moo tax mën leen ni ngeen fonke seen lekk yi di ko def ci bool yu rafet noonu nga war a fonk mbalit di ko war a foo soo bu rafet ba mu perméable bu am kubéer lépp nga def ko ci tëj yóbbu ko foo xam ne xale du ko jege nit ñi tàccu ree mën leen voilà Sénégal nag li ko manqué mooy dafa fonkul mbalit tey mbalit est-ce que war a fonk ni nga war a parce que boo lekkee ba suur naan ba màndi def sa désert tout ça tëdd nelaw fekk jàngoro yaa ngi sa yaram kay monsieur bala kon nag danoo war a ñun suñ solution mooy premièrement état da war a fonk mbalit population fonk mbalit deuxièmement ñu jox ko gëdd goo xam dañ koy defal maanaam teg gestion boo xam ne gestion bu baax la bi nga xam moom la mbalit mérito gestion bi mooy teg ay structures yu légal yu normal par rapport ak ni ñuy gérer mbalit la gestion des ordures ménagères dafa am ligne de conduite def loolu deuxièmement nga def ca la ca war parce que la ca war mooy mbalit amul prix coût la est un coût mbalit parce que mbalit chaque jour day yokku looy yokk par jour nag mënoo koo estimer ni prix sangam la ñëw tey bokkul la ñëw ëllëg ni ngay jëlee mbalit mi tey bokkul la ngay jëlee mbalit mi ëllëg parce que bokkul ndoowul te chaque doom bu juddu tey am na mbalit tey nit ku génn àddina tey am na mbalit te lu ci rek daa am noo koy kon nag mënoo xalaat loolu li da nga koy def coût rek coût bi mooy lu ñëw am na coût mu yàlla nga def ko ca sans hésiter ci la wérgu yaram gën a bare ci la set di mën a amee ci lépp di mën a ba pare aussi ñu moderniser ni ñuy gérer mbalit encore c'est-à-dire ànd ak àddina bi c'est la mondialisation ànd ak àddina bi ni nga àddina mbalit mi léegi danoo dépasse di ko fab di ko tuuri di ko lakk parce que mbalit dafa am njariñ ci biir parce que mën nga ko exploiter def ca wala def industriellement génn ci lu bari courant mën na cee génn comment dirais-je engrais mën na cee génn ak yeneen fer sax mën na cee ak yeneen yu bare mën nañoo génn ci moo tax mbalit kenn sànni di ko ci réew yi nar a développé laa wax dootuñu ko sànni parce que mbalit ni nga koy trier léegi boo ko trier matière beneen fee matière la nga ci exploité la nga xam ne sax c'est des ordures moom mbalit la am na beneen parce que c'est fumier la ñu yóbbu ko ci tool yi mu jëriñaat gàncax ci tool yi moo tax mbalit ko jëlee Sénégal nag foofu lañ tolloogul te loolu dañ caa war a àgg jot na te ñun am nañ ci solution am nañ ci décharge yi ñuy def décharge yu mbës ku ne xam décharge yu mbës léegi jaadootul mais nag décharge bi waroon koo defaraat di ko utiliser ba nga xam ni dootu nekk décharge à ciel ouvert comme ça kooku c'est dépassé décharge à ciel ouvert dépassé na li tax nag moo mën a dépassé nag mooy da ngay exploiter mbalit la ca war a nekk la ca war a nga liggéeyaat ko mu nekkat njariñ population jëriñoo ko moo tax ma ni premièrement dañuy taxaw si tur yu yelloo ak moom deuxièmement nga mën a exploiter mbalit liggéeyaat ko troisièmement nga def ci coût ba ko jar quatrièmement mooy nga am ko ci waaye ci nationaux yi waroon def heure bu ñu tiitee woo leen rek dañ leen a war a encadrer wóolu leen jox leen moyens yi ca war accepter leen loolu lépp am na borom bu dee xam-xam mi ngi fi expérience lépp a bu ma ne depuis 2006 ba léegi 2007 la fi étranger mu jën te pourtant bi fi étranger yi nekk boobu la gën a metti boobu nationalité fii la gis ko bu doon suñu grève bi nit ñi fàtte woon na mbalit muy taxawal ci mbedd li nga mooy cinquièmement nag sensibilisation boo xam population ñoom it ñu ànd ak discipline parce que man je ne peux pas concevoir nga yor sax pax rek yëy rek sànni ci mbedd bi loolu dana war a dépasser loolu dañ ko war a dépasser te li tax ñu koy dépasser nag la xewoon bu njëkk jamono la xewoon bu njëkk ñu dellusiwaat ko ay leçons de morale ak civisme ci école yi aman na les débuts de l'indépendance du Sénégal njàng enseignement bi ñun ñi boobu lañ duggal jamono aman na
école bu ma saa dem ñu ngi fay jàngale moral di fa jàngal physique comment dire nu mu tëddi civisme mais loolu moo aman ba nga dadee sëy yi nga koy commencé jàng moo tax